salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci xibaar yi nga xam ni moo rot ci géejawaay ci ayub bis gi nga xam ni ci la ñu génn loola nag li ciy gën a fees ñu ngi koy dooree ci tomb bu njëkk bi nga xam ni waa C50 nga xamante ni ñooy taxaw loolu ñu leen waxoon ci semaine ba la ñu weesu ñoo dellu siwaat di dox ci tànk yooyu ba tey ñu ngi cay daal di dox ay tànk daal di dem ci benn daara ci géejawaay daara joo xam ni ñu ngi koy tuddee daara Amana daara Amana nag ñu nga fa fekk ka nga xam ni moo fa nekk muy Pape Mor Touré Pape Mor Touré yëkkati na ay kàddu wax ko waaye Pape Mor Touré moomu dikk na ak ñun it ci li nga xamante ni nii moom lay taxawoo daara ji ndax Pape Mor Touré taxaw na foofu ci daara ji benn poulailler boo xam ni danañ ci gañe dara ngir mën ci jàppale daara ji Pape Mor Touré moom nga xamante ni moo nekk ci daara ji tamit moom dafa jóg ngir xeex li nga xam ni mooy yalwaanu ndongo yi nga xam ni ñu ngi ci mbedd mi taxawaalu di yalwaan waaye naka noonu nag waxtaan nañ ak Pape Mor Touré mu xamal ñu tamit def na fi benn tool boobu tamit lañ ciy gañee moo jëm ci li nga xam ni mooy taalibe yi ngir ñu mën a toog ci daara yi jàng ka nga xam ni moo ñu fa teewaloon mooy sunu ndaw li nga xam mooy Seydina Sow li la ñu jëleeloon ci Pape Mor Touré. tous les jours sénégalais bu nekk soxlawul ñu koy décriral scène bi xam na li xew ci dëkk bi saa yoo génnee ci mbedd mi à 5 heures du matin déjà di ngay gis ay xale jusqu'à minuit ñoom ngay gis ci mbedd mi ils sont censés apprendre le Coran xëj na am na ñu ciy jàng mais lu leer ba leer rawatina fii Dakar xale yi yalwaan nekkuñu ci condition yu idéal pour jàng donc ñooñu ñu nar a jàppale daara yi nga xamante ni dañoo nar a dem xëj na yëkkati dërëm jox leen moom mooy daara yi nga xamante ni dañu nekk di yalwaan loo xale yi donc premier critère moom mooy daara bu pare pour arrêter yalwaan loo xale su dee yalwaan wa c'était principalement pour des raisons financières parce que études yi ñu jot a def yépp ak yeneen i kuréel it lu ñu def biir Dakar wane na ni que ni xëj na soo jëlee fukki daara 9 yi suñu yalwaan loo xale problème mu moyen la su dul sax yépp sax daanaka problème moyen tax donc su dee ñëw nañu ne su dee arrêté nga yalwaan ñun ñu indi moyen yi tax nga arrêté kon xëj na waxtaan war na mën a am ba terrain d'entente am mu arrêté yalwaan ñun ñu def leen li tax daara mën a arrêté yalwaan leen li tax comme naka da ngeen yëkkati xaalis jox leen wala lu ngeen di def. waaw loolu dina ci amaale mais li ëpp solo moom mooy def ay activités yoo xamante ni dina permettre daara boobu mën ci gis boppam moom mooy bërëb bii ñu nekk par exemple ci misaal soo leen xoolee bii côté nii am na fa benn poulailler bu fi ne poulailler bi mu ngi def 1000 sujets 1000 ganaar. maanaam junni ganaar. waaw junni mooy 1000 1000 ganaar ñu ngi fi yoo xamante ni ci 45 jours. su dee da nga leen jaay à un prix bu intéressant pour ñëpp à 2002 2300 soo ko jaayee ba am ci benn 500 francs par ganaar ça fait que ni bande boo écoulé am nga ci à peu près 500 000 francs 500 000 francs soo ko jëlee donc sur 45 jours mooy à peu près benn 350 400 000 francs chaque mois pour daara bi su dee teg nga ci tuuti selon taayu daara bi rek jël nga benn daara macha allah. naka noonu ñu dikkaat ak yéen ci ñaareelu tomb bi mooy C50 amaloon nañ benn ndaje fële ca commune bu Golf ci foyer bi nga xamante ni moo nekk ci commune bi ka ko jiite di monsieur Sidi Fall teewe woon na ndaje ba mu teewee ndaje ba tamit waxtaan na ak waa C50 ba jël ay matuwaay ngir daal di jóg jàppale leen ci taxawaay boobu nga xam ni C50 am nañ ko ngir suqaliwaat géejawaay ak taxawu géejawaay sunu ndaw lanu fa teewaloon moo di Paul Mendy lii la fa jëlee. fii moo commencé woon bëgg a décourager ci bëlut lañ ma doon woo ak grand place ma ànd ak tiitaange wax mun ma ko wax nit bi may maslaa di naxante pour dindi loolu seen xel poñee nañ ma fi bëgg nañu sax dóor parce que bokkuñu fi ñu xool yàlla dimbali nañu ci ginnaaw gi man si c'est madamel parce que moom xeex na ci bañ ci woon sax dóorante ba mu mel nii tey donc lu mel nii lañ doon séentu parce que dañ naan amu fi léegi lu mel lii tamit dañ ko bëgg a jox benn dimension départementale yéegi sax Golf parce que bu dee salle multimédia mi ngi fii ñu jox ko dimension départementale pour formation yéen ñii yéen a ko moom bi ci topp lépp lu jëm ci sérigraphie ma nga à côté fii culture mu ngi ci buñ ko yéree it lépp loo xam ne manqué na am nañ ay partenaires yoo xam ne incha allah dinañ ko mottali parce que ñu ngi jëm ci fin décembre ñu ngi approché wu décembre ñu boole ko ci budget bii ñëw
lépp lu jeune golf bëgg lépp lu jeune Guédiawaye bëgg ci domaine yooyu lu doyen dana xool du ñàkk bis ma ñaan ko mu ñëw xool lépp loo xam ne rek war nañ koo mottali ba bu bëggee formation mu ñëw def si ko fii ñu yaatal ko it bu baax a baax a baax. sérigraphie yow mi doon wax sérigraphie du ñàkk bis nga ñëw ñu xool loo bëgg ci formation te mu concerné Guédiawaye boo ñëwee incha allah amul souci fii tamit en hauteur bu ñu demee ci diir bu gàtt incha allah dans le court terme bëgg nañ mu nekk salle des fêtes jóge fii dem ba ca miir ba mais ca kaw fii ñu toog nii nekk bibliothèque parce que il est inimaginable ñu bëgg a wax développement te doo liir doo gëstu doo fàttaliku mënul ne moo tax balaa ñoo nelaw incha allah fii ñu toog nii dafa nekk bibliothèque salle des fêtes ba nekk ca kaw bu ñu defte réunion ci kaw la jëm incha allah. naka noonu amaloon nañu benn ndaje boo xamante ni aljumay téere yi benn mbooloo la boo xam ni ñoo tudde seen bopp noonu ñoom ak waa C50 ñoo daje woon di def benn waxtaan ngir ñu boole li nga xamante ni mooy bindkat yi nekk ci Guédiawaye ak théâtre kat yi bindkat yi bu ñu bindee ba pare mën ko jébbal théâtre kat yi daal di koy jël daal di koy jouer mu doon loo xamante ni lu am solo la ne ci njëfeenukaay yoo xam ni doomu Guédiawaye rek ñoo ko boole ba mën a jëfe lu mel noonu ndajama ñu ngi ko amale woon ci foyer de jeunes bu Wakhinane Nimzatt suñu ndaw lañ fa yebaloon mooy Paul Mendy lii la ñu fa jëleel. Semaine littéraire à Guédiawaye. Une semaine littéraire à Guédiawaye, c'est-à-dire qu'on devra célébrer les écrivains de chacune de nos communes, de nos 5 communes. Chacune de nos 5 communes, on sait qu'il y a des écrivains, on va les célébrer, on va leur donner la parole, on va exposer leurs œuvres, on va les mettre en face des élèves, etc. Chaque jour, on va dans une commune, on parle avec les écrivains, on expose leurs œuvres, on va dans les écoles, etc. Je vais parler avec la direction de la francophonie, la direction du livre et de la lecture pour ñu jox ñu ay livres, mais chaque maire de commune devra encadrer ses écrivains. Chaque maire, on va leur écrire dans ce sens-là. Je vais vous faire la lettre, comme ça vous allez... Chaque maire devra donc encadrer, prendre la logistique, et ça on devra le faire avant la fin de 2017. ñu seet benn kii on s'entend avec eux ci benn semaine boo xam ne ñoom ñëpp d'accord nañu, comme ça on le fait au moins. C'est un acte précis et très clair. En dehors de ça, on pourra faire une veillée littéraire. Ça c'est possible de le faire aussi. Une veillée littéraire muy lu concret. naka noonu ñeenteelu tomb bi ñu dellu siwaat ci wax ji préfet waxoon ci ndaje mële ñu génn ci weer wale ca ginnaaw nga xam ni waxoon na lu jëm ci chef de quartier dajalewaat na leen ginnaaw bi ca préfecture ngir waxtaan ak ñoom ngir li nga xamante ni mooy wàccuwaay yi nga xam ni war na ci préfet yi ak gouvernement bi nga xam ni moo fi nekk loolee préfet indiwaat na ci ay kaddu ngir loolee mën a yeesaat ci préfecture bi nga xam moo nekk ci Guédiawaye la amee woon ci ndaw loo xam ni moom lañ fa yebaloon mu ngi doon Abdoul Khadr Seck lii la fa jëlee. moo ñu gën a dooleel délégué de quartier yi ci loolu dinañu wax maire yi d'abord que bépp délégué de quartier bu nekk ci koñ mu am au moins benn mandarga bi moom mooy drapeau national ñu xam ne fii mooy kër délégué de quartier. s'il le faut même ñu dem plus loin au moins chaque quartier mu defaral ay délégué de quartier ay carte délégué de quartier waxtaan ak commissaire ba nga xamante ne ñoom dinañ yéen nga xamante ni yéen dëkk ci koñ bi dina am une plus grande réactivité par rapport ak seen ay jafe-jafe nga xamante ne bu benn xeex amee wala leen am loo xamante ne am na nar na indi jéew ci biir koñ bi rapidement commissaire boo leen ko saisiré ñu ñëw mën a taxaw am seen taxawaay parce que kooku également lu am solo la parce que boo ko defulee su nit ki ñëwee kat mu am ay jafe-jafe ñu ne kat kii sàcc na léegi fii nii wala kii nii def na naka su dul noonu nga woo commissaire mu tànkam la bu ëllëgee kooku du am sañ-sañ dellu si waat si yow ne la ah délégué de quartier lii xew na sama biir béréb donc loolu dinañ ci waxtaan ak commissaire te defe naa ci tànk yooyu dinañ ci taxaw ba nga xamante ni ne
li ci war dina ko def. juróomeelu tomb bi ñu ngi dikk ak yéen ci dox bi nga xamante ni C50 jóg nañu demal ko ci marché bi nga xam ni moo nekk ci commune Sam Notaire muy marché jeudi ñu di ko amal ci ayub bis gu nekk. commune bi nag doon commune boo xam ni commune bu yaatu la C50 gëstu loolu ba xam ni marché jeudi am na solo lool ci commune bi ñu jóg ngir feeñal ko ci biir Géejawaay ci seen taxawaay boo xamante ni danañ ko taxaw ngir wane lépp loo xam ni mu ngi ci biir Géejawaay. waaw suñ mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan tey yéen a ngi ànd ak waa G50 tey nag ñu teewlu leen fii tey ci marché jeudi doon benn marché hebdomadaire boo xam ne dafay am ay bés bu ne marché jeudi nag ku ko dégg xam ni nekk na marché bu mag bu yàgg fii ci Géejawaay G50 profité ñëw seet si ko di xool marché bi naka lay doxee ak ñi nga xam ne fi la ñuy nekk di fi daan seen doole naka lañ fi nekkee ak ban façon nekkin leen nekk fii ci marché bi yaakaar naa am na ay kàddu yoo xam ne bu ndee ba ci biir rek ñi fi nekk di fi daan seen doole dinañu leeral seen nekkin fii ci marché bi. sëñ bi ñu ngi lay ziar di la nuyu nga fàttali ñu tur bi. Papis. waaw kii ñu jàkkaar nag mooy Papis doon marchand ambulant ñu fekk fii ci bërëbu liggéeyukaayam dégg ngeen parole yi mu wax loo jël mil loo jël mil. waaw wanteer la wanteer. waaw Papis ñu amoon ay question yu ñu la waroon a bëggoon a poser rek. waaw ñu bëggoon a xam Papis ana ban at nga commencé ñëw di liggéey fii ci marché jeudi bi. yàgg na en 2009 en 2009. waaw 2009 ba léegi yaa ngi yëngatu ci marché jeudi bi ñu bëggoon a xam Papis ana yan condition rek moom ngeen nekkee fii ci marché bi. métti trop. waaw li ngeen di jaay dafa yomb. loo jël mil. ba tax na ñu leen di laaj est-ce que li ngeen di jaay yéen ci am dara wala amu leen ci dara. sant rek bañ a toog rek sant rek affaire yi moom bu ñu amatoon dara kon bàyyi nañ ko bu yàgg waaye dafa métti xaalis utam xaalis bu sedd amul fenn. di leen laaj est-ce que marché bi am ngeen fii sécurité wala amu leen fi sécurité est-ce que am ngeen mesure d'accompagnement boo xam ne sécuritaire la boo xam ne moo leen di jàppale. waaw fële am na fee ci biir waaw am na fi moom waaw loolu moom am na fi sécurité moom am na fi moom. kon daal seen kaaraange daal mat na fii ci marché bi. sant yàlla bu baax. loo jël mil. ñu bëggoon xam autorité tey nga xam ne tey ñoo nekk fii ci gox bi di Géejawaay. waaw ana yan mesure d'accompagnement la leen accompagner pour seen nekkin mën a gën a yem fii ci. xalaatuñ ko loolu moom jaru sa wax xalaatuñ ko. waaw tey ñu bëggoon xam ana lañ ngeen xaar ci maire bi rek pour seen nekkin mën a yemb fii. waaw maire bi rek lu ñu fi nekkee mooy waxal borom kii bi lii dafa am ku ko moom Assane Fall ay mbaaram la moom ay mbaaram moom jox na ko moom maire pare moom léegi buy wax moom kenn mooy waxam moom moo wax ñun donc loolu rek la. kon daal dafa maintenir ma diggante Assane Fall ak yéen ak maire bi. waaw maire bi moo jox Assane Fall mbaari Assane Fall samp ay mbaaram ñun ñuy lal jeex na tàkk ñun maire bi fii la amatuñu moom wax moom Assane Fall laa ma wax. kon yéen mën nañ si sa biir wax kon baar daal dañ leen koy loué. loo jël waaw dañu ko loué waaw. location bi ñaata. de 4500. 4500 par jour. par weer waaw mais yokk na ci léegi junni 5000 francs sa weer. sëñ bi nga fàttali ñu tur bi. Xaadim Lo laa tudd. maanaam na ngeen ban nekkin ngeen nekkee fii seen condition de travail yemb na wala yembul. bon condition de travail moom baax na parce que bu ñu xëyee dina ñëw installé xaar clients yi bu ñëwee fi la ñu nekk de 8h à 20h presque doog a wàcc mais nag de temps en temps des fois yàlla def fi xéewal mu dox am ñu kii des fois tamit mooy loolu parce que liggéey moom noonu la tey nga ñëw sant yàlla suba nga ñëw xam ne nii la ko yàlla dogalee mais vraiment moom liggéey bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. maanaam daal su ma déggee sa biir wax maanaam liggéey bi dafay varier tey mun ngeen a ñëw mu neex ëllëg ngeen jëm mu xaw a doy waar mooy maanaam rentabilité bi daal fixul léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naxari waaye nag am na loo xam ne tey dañ ko def tàmm ko ci marché jeudi bi ñu bëggoon a xam tey lan moo tax ngeen tàmm marché jeudi bi tey di fi ñëw di fi daan seen doole ay bés bu ne malgré am na yeneen marché yoo xam ne am na ci yeneen i gox mais ngeen tàmm marché jeudi bi ana lan moo tax ngeen jël seen choix de porte ko ci marché jeudi bi. waaw parce que ñun bi ñuy démarrer ci marché jeudi lañ doon ñëw am na yeneen marché yoo xam ne am na ku ci mel ni Wakaam am na jeudi bi nii am na ñu fa nekk kii tamit am na quoi Pikine mais ñun moom fii lañ am place ndax marché boo dem fu nekk da ngay am place bu ñu la installé mais ñun moom marché jeudi fii la ñu am place moo tax chaque jeudi ñu fiy ñëw. waaw sa biir wax da nga ne fi ngeen nekk suba gi ba ci guddi gi te loolu yaakaar naa laaj na kaaraange gu mat sëkk waaw ci côté kaaraange bi nga xam ne moom ngeen nekk fi ci marché bi est-ce que yéen a ci gis seen bopp ci côté kaaraange bi. waaw kaaraange bi moom am na ndax à chaque moment moom boo amee problème boo woowee sécurité yi dañuy ñëw intervenir moom à tout moment ñu ngi surveiller di sécuriser affaire yi boo amee client yi problème sax dañuy ñëw laajte lu xew moom chaque moment moom ñu jaar
des fois par 30 minutes par 15 minutes ça dépend daal bu fekkee gisoo leen tamit boo leen woowee automatiquement dañuy ñëw intervenir régler problème bi. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu di la nga fàttali ñu tur bi. waaw man Gana Amar laa tudd. waaw soxna Gana Amar ñu fekk la fii ci marché jeudi bi ngay tànn ay yére ñu bëggoon a xam ana lan moo tax nga tàmmu marché jeudi bi rek pour ndugg pour jënd fi ay yére. ah waaw boo xool tamit fii moo gën a yomb moo gën a tamit moins cher ci yow te instant bii nii actuellement dëkk bi daa metti neexul fii boo ñëwee indi sa benn junni mën ngaa tànnal say doom ay yére te doo sonn doo am problème te yére booy xool sax moo gën a dëgër bal bi. waaw kon daal mën nañ daal njëg daal yomb na fi moo la fi indi. waaw njëg gi yomb na trop parce que fii boo ñëwee mën nga tànn tubay 300 wala tubay 500 te boo demoon bëgg jënd tubay bu bees ci marché bi tey day seer ay 2500 5000 lañ la koy jaayee. ñu bëggoon na xam seen relation yéen ak ñi leen di jaay ana naka la demee. ah ñoom des fois mooy lool des fois ñun naqari deret des fois bu client amee moom day metti dañuy naqari deret dañuy aj affaire yi bu weer bi soree nii nag mooy lool mën nañ négocier ak client yi. rëcc woo daal li nga taamu marché jeudi di fi jëndee say marchandise. non man à chaque fois ay dàll yëpp fii laa koy jëndee daal man parce que moo gën a moins cher daal tamit prêt-à-porter yi dañuy rey nit ñi. kon mbokk yi xibaar yaa ngi buur jëm ci jeex foofu la ñuy tàggoo ak yéen di jaajëfal bu baax technicien bi nga xam ni moom la ñu àndaloon muy Aline Badara Samb nekkoon ci caméra bi ak ki nga xamante ni moo nekk ci wàllu xarala gi di Seydina Sow ki nekkoon ci micro bi di leen jàllaleel xibaar yi mooy Mame Gor Sylla kon foofu la ñuy tàggoo ak yéen di leen ñaanal tawféexi yàlla sunu borom yàlla na fekk kenn ku nekk fa nga nekk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam